salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média benn waxtu lu 1 heure jot na bisimila ñu fas yéene leen a yeggee xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média. la ca gën a fës bokk na ci saa si tembe ñuy waxee collectif gi ëmb askan wi dëkkee ca immeuble ya newoon kon ca Maris te ñu tooj foofee tey jii dañoo xëy ab toogaanu ñaxtu la leen metti bokk na ci li ñu déggoo woon ak kilifa yu ñu daal di koy jëfee déggoo ya toll na ci juróomi ponk des na leen ko yegge ci xibaaru digg bëccëg gi. ñi nga xam ne ñoo di routier ak camionneur yi ci réewum Sénégal fas yéene kon dem ci gerew ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre la ñuy ñaawlu moo di jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy dund ci yoon wi ñoom routier yi ak camionneur yi intersyndical gi jabote transporteurs yi ña nga woon ci diwaanu Kees ngirub campagne de sensibilisation fa la ko góor xuma yëkkate yooyu la kàddu ngir di ko fa xamal. lakk ga woon ca marché Ocass ministre intérieur di Antoine Abdoulaye Félix Diome xamle ne état bu Sénégal dana jàppale ñi ci loru enveloppe bu toll ci juróom fukki millions mi ngi ko xam ne naka démb ginnaaw ba mu demee doon leen nemmeeku ji jotoon naa demit bay yegg ca xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ngir nuy ji ko. coronavirus gi ak tolluwaay gi ci réewum Sénégal ci juróom-ñeenti téeméeri test ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñu def gis nañu ci fukki nit ak juróom-ñaar yu corona ca ñooñe fukki ak benn ay cas contact lañu juróom-benn ay cas communautaire cas importé amul déggu ñuy tukku faatu ci mbas mi ci 24 heures yi ñu génn. ci jamono jooju footballkat yu ndaw yi jógee ci réew Mali ngir bokk ci tournoi UFOA U20 ñu koy amal fii ci Sénégal aiglon yu Mali yi gis nañu ne tey ji la ñu war a football ci tàkkusaan gi waaye am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo amee coronavirus bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyeekoo ci président fédération Mali bu football. mbokk yi loolee moo gën a fës ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média bu ngeen taaxirloo ñu àndandoo faram-fàcceel leen ko. dellu leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñu duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru digg bëccëg gi ak toogaanu ñaxtu bi nga xamante ne ji askan wi bokk ci collectif gi ëmb ñu dëkkoon ci immeuble ya ca Maris te ñu daaneeloon leen xëy nañu ko ab toogaanu xultu la ñu xëyee tey ji li ñu bëgg mooy kilifa yi li ñu diggee woon ak ñoom nañu ko jëfee ca diggee bokk na ci daal protocole bi doxoon diggante SNHLM ak collectif copropriétaires yi ñu daal di koy jëfe waaye it nu mu gën a gaawee ñu fay lii di wàllu loyer yi ak it indemnité gi ñu leen doon wax bëgg nañu it signature avenant yi nga xam ne moo tënku ci protocole boobee ñuy tàmbali nu mu gën a gaawee réunion yi nga xamante ne war naa dox ci diggante commission yu copropriétaires yi ak SNHLM yi toogaanu ñaxtu boobee nga xamante ne ji collectif habitant immeuble Maris yi xëyee nañ ko tey ji danañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen jotaay xibaar ngir kon yeneen i leeral. ci wàllu xibaar bokk na ci ñi nga xamante ne ji ñoo di routier ak camionneur yi ci réewum Sénégal fas nañu yéene dem ci gerew ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre la leen metti ba tax ñu bëgg a dem ci gerew mooy nee nañu jafe-jafe yi nga xamante ne ji ñoo ngi koy dund di ko dund ci tali bi loolee tax na kon intersyndical gi jaboote ñii di transporteurs yi ci campagne de sensibilisation bu ñu doon amal ci diwaanu Thiès fa la ñu ko yëkkatee ngir xamle ko góor a xuma ñu déglu ko ci kàddu yi mu dénk Cheikh Anta Diop. am yéene dem gerew ci bu weer bi amee ñaar fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu nekk nii ñu tënk nag ci poñ yooyu ñett benn bi jiitu wàllu addu kalpe wax di wax tracasserie douane di ko jëfeek ñun police di ko jëfeek ñun gendarmerie di ko jiit jëfeek ñun ñu wax na loolu lañ bëgg a tàggoog moom ndax poste yi ñu bari loolu nag attestation yi ñuy jox muy des papiers blancs dafay renforcer rek corruption bi nga li ñu ñaan gouvernement bi mooy alkaati buy monté yore reçu gendarme buy monté yore reçu ku tooñ buur fay buur ku amul reçu bu monté kaw dara beneen bi muy wàllu sago yi nga xam ne tey jii acte 3 décentralisation ëpp na ko ak transporteurs yi muy mairie bu nekk yaay xam ne tey jii bokk te ñoom seen ginnaaw yëpp mu ngi ci transport foofu lañ jàpp ne foofu lañ ko doon tëjee boo defee ñu sago la boo defee ñu sago beneen bi muy suñu wàllu agriposage fi ñuy peese camions yi nattukaay bu UMOA teg ñu respecté nattukaay boobu mais nag mun ñu mucc ndax ki nga xam ne moo jiite agriposage agent yi fa nekk am nañ possibilité yokk am nañ possibilité wàññi am nañ possibilité réglé am nañ possibilité déréglé kooku nag moom yëpp luñ la sant dox nga mucc li ci gën a métti mooy 2000 francs yi nga xam ne tey jii dañ koy fay
kooku ngeen doon dégg doon ko gis moo di Gora Khouma. Kër Moussa nekk kon ca département bu Kees askan wa nga xamante ne ji ñoo fa dëkkee am na fa juróom-ñeenti village yu fa nekk daanaka weer a ngi ni ñu toog gisuñu am ndox li ko jur nag moo di daal nee nañu forage bi daan tax askan wa di amam ndox forage boobee la ñu coupé ndax dañu am facture ndox yu ñu fayul loolee tax na ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci tund woowee nekk ci jafe-jafe yu mat sëkk day sàkku nag ñu utaleen ci matuwaay ndax sonn nañu Cheikh Anta Diop sëy latix ciy leeral. dëkk yu bëri nekk fii ci Kër Moussa daanaka amuñu ndox forage bi dañu leen coupé ndax ay facture yoo xamante ne askan wi fayuñu ko ci dëkk yu mel ne looloo landu jàpp tulli ba sun séeréer weere ngi nii askan wi dëkk nekk ci ay jafe-jafe Biram Puy mi jiite asifor bi bu sun séeréer na nag dara warulu ko dudul askan wi ñu ci bëri dañoo bañ a fay seeni facture ndox. am nañu ay arrière facture mi ngi toll ci instant bi kaw 9 millions. jafe-jafe bi métti na trop. man saa bu ma xëyee damay jënd ndox da ngay gis comme facture 2000 francs wala 2100 francs mais du ko fay. chef de village yi ndaw ñi jigéen ñi ñoom ñëpp nag daje woon nag ci maire bi doon ko waxtaanee maire dëkk bi di Momar Ciss gis ne dina def kéemtalaay kattanam ba ndox mi dikkaat. lan moo tax ñu coupé ko ay bor yu ñu amee bor yi nga xam ne ameel nañ ko Sen'Eau nekk na 9 millions 450 mille 590 facture baa ngi nii ci laa jóge nag jël sama engagement wu bopp pour wut ay pexe ba ndox mi dellu siwaat parce que lii mënul wéy man ma engagé wu personnellement 9 millions yi ne dinaa ko fay def naa avance 30% yi dès demain matin à 10 heures ñu ubbi ndox mi ñëpp am ndox. sous-préfet bu Kër Moussa ak maire bi ak askan wi féete ci zone sud nee nañ dinañ dajawaat waxtaan gindiku xool yan gàllankoor la forage bi am te dinañ ci taxaw ba ndox mi du manqué benn yoon fii ci Kër Moussa. président fédération gi ëmb association yuy taxaw jëfandikoo fii ci réewum Sénégal yëkkati na kàddoom di sàkku ci bu ndox ñàkkate camion citerne ñuy yebal ci gox yi nekk ci Ndakaaru ñu seet nu camion ya gën a bare ba askan wi duñu dund jafe-jafe ndox mi ba boog dotaar ci ñoom moom mi nga xamante ne moo di Imam Sarr mi ngi ko yëkkati démb ca diwaanu Kër Momar Sarr bi mu fa àndee ko délégation boo xam ne njiital SONES moo ko jiite woon ngir ñu doon nemmeeku ji travaux yi ana fan la toll Thierno Fall ciy leeral. ci njiital directeur général bu SONES ak bu Sen'Eau ab délégation bu boole ay association consommateur ak ay délégué de quartier teewoon fii ci diwaanu Kër Momar Sarr ngir nemmeeku si ñetteelu usine ndox bi nga xamee ni si ñu ngi koy tabax fii ci diwaan gi te muy yaakaaru askanu Ndakaaru ngir ñu tàggali kook jafe-jafe ndox. xam na ni liggéey la boo xam ne du liggéeyu caaxaan boole saak nag liggéey la boo xam ne dañ ko méngale ak jamono. donc mbir la boo xam ne bu sottee incha allah. bu sottee incha allah li ñu bëgg ci ndoxum Ndakaaru danañ ko am nekk xëy na fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at. waaye nag fi mu toll nii moom Imam Sarr li ko gën a soxal mooy nu ñuy def ba askan wa ca Ndakaaru ca jamono yi ñuy dund jafe-jafe yu tar ci wàllum ndox nu ñuy def ba li fekk liggéeyu usine bi di yegg ñuy mën di am ndox saa suñ ko soxlaa. laataa loolu nag nit ñi il faut ñu dund il faut ñu génn ci jafe-jafe yi li leen ciy génn nag ñun luñ suñu xalaat mooy citerne rek moo mën a desservir nam tudda ci nit ñi te jàpp nañ ni gën saa néew li ñu joxe ci citerne war nañ ko doubler pour mën a fexe ba nit ñi xaw a nekk ci jàmm te buñ koy def itam ñu def ko ci anam ngoo xam ni danañ fexe ba nga xam ni ñu bañ ci am xàjj ak seen. njiital SONES di mastawu askan wi ci seen jafe-jafe yooyu waaye itam di dalal seen xel. tabaxoon nañu benn forage fële am na ñaari at si Parcelles Assainies forage boobu dafa am fer ñu jënd ay jumtukaay loolu dina mën a tax ñu mën a mobiliser waat 2,2 millions litres complémentaires yooyu yëpp gañ koy def pour tamit teg gi coono bi nga xam ni nit ñi ñu ngi koy am si mbirum ndox. liggéeyu usine bi biñ ko dooreek léegi ñaari at la boobaak léegi nag lu toll ci 800 doomu aadama ñi ngi ci liggéey guddeeg bëccëg ngir mën a jébbal caabi yi seen boroom ci anam yu gën a gaaw. wutali diwaanu Louga jóge kon diwaanu Louga wutali Touba ak lakk ga woon ca marché Ocass ginnaaw bi
ministre bi amee wàllu intérieur di Antoine Abdoulaye Félix Diome ma nga fa woon demoon fa ci turu état bu Sénégal yëkkati fayit wala xamle fayit juróom fukki millions yoo xam ne état bi dina ko jàppale commerçant yi yàqule foofee ba mu fa jógee demoon na it nimiku ji xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ginnaaw bi ci la yëkkatee kàddu yu leeral yooyu jëm ci ne état bi fas yéene taxawoo commerçant ya yàqule ca marché Ocass Antoine Abdoulaye Félix Diome ñu déglu ko Mouhamed Diop. ngir defaraat bërëb bi loolu nag président jël na ci dogal. li mu wax mooy service su état yi nga xamante ni seen liggéey yëpp jëm na ci lijjanti wàllu kaaraange wàllu defar marché ak wàllu liggéey ci commerce ñoom ñëpp jot nañ ndigal li mooy te loolu gouverneur tàmbali na koo doxal ndigal li mooy dinañ ñëw xool li nga xamante ni yëpp war nañ ko seetaat war ko defaraat ba nga xamante ni bu marché bi décision bi mu jël ngir defaraat marché bi bu ci noppee dinañ gis beneen marché li nga xamante ni tamit moom laa ciy dolli mooy xam na ni mbir mi metti na te ku daan xëy di liggéey di ci ut dépense di yóbbu sa kër boo dee toog nga ba mënatoo ko loolu dina indi tuuti sooxe ci sa doxalinu kër mu am ndàmp boo xamante ni nag tàmbali la rek waaye dama koy wax maire bi ak délégué bi mu jox leen ko massawu leen ci kooku daf leen ciy massawu nga xamante ni di ngeen ci xaj na mën a dépense ay fan diggante fii rek ñuy xool nan lañ koy lijjantee am na benn lim boo xamante ni président waxoon nañu jàppale leen ko waaw léegi nag loolu maire bi ak délégué bi ak ñi nga xamante ni yéen a ko kii 50 millions la ngeen xool pour ay dépenses. Cheikh Diop njiital CNTS/FC mu di confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement ne woon kon ca diwaanu Casamance ak li ko wër fa la yëkkatee ay kàddu di sàkku ci état bu Sénégal mu bàyyi xel bu baax a baax wàllu tourisme seetit nu ñu ko suqalee gannaaw bi nga xamante ne ji coronavirus bi yàq na ci lu baree bari moom Cheikh Diop ay kàddoom Boubacar Diassi moo ko taataan ak Lamine Mandiang. CNTS force du changement dafa baaxoo bu liggéeykat yi nekkee ci jafe-jafe gis ñu. bu liggéeykat yi nekkee ci jafe-jafe ñu ñëw seen wet rawatina mbas mi dal ci kaw réew mi dal ci kaw liggéeykat yi dal ci kaw entreprise yi kon mënuñu woon a toog ba mbas mi jeex te ñëwuñu massawu liggéeykat yi ñëwuñu massawu seen njaboot mais également massawu employeurs yi mais également ñu bàyyi xel déglu liggéeykat yi jafe-jafe yi ñuy dund impact bi nga xam ne moom la mbas mi am ci seen liggéey ak ci ñoom ak ci seeni famille pour que ci relance économique bi parce que tey jii ñu ngi waxtaanu relance économique te relance économique boobu def nañ ci conseil présidentiel ñu bokk ca ñu gis ne nag ci région bi tourisme bi pêche agriculture éducation santé wax dëgg yàlla bokk nañ ci ñi mbas mi gën a sonal ñu ñëw nag seen wet déglu liggéeykat yi massawu leen mais également porter seeni préoccupation ci relance économique boobu nga xam ne moom la gouvernement bi nas pour def ko na bàyyi xel ci conséquences yooyu ci biir plan de résilience yi muy def mais également ci biir relance économique bi na bàyyi xel liggéeykat yooyu ak population yooyu. dàq gi ñuy dàq liggéeykat te ñaare ñu ne tegewul ci yoon tubaab naan ko licenciement abusif tax na lenn ci syndicat fii ci réewum Sénégal yëkkati seen kàddu di ko ñaawlu ca yooyee bokk na ci yi nga xamante ne ji ñoo di CNTS authentique ka ko jiite di Soxna Baxaw Jong yëkkati na ay kàddoom ci seen gis-gis entreprise yu bari doxewuñu ak njub lu baree bari ñu ngi koy teg liggéeykat yi te du lu jaadu taxit ñu bëgg ci kilifay réew mi ñu jël ci matuwaay ndax loolee ca la ñuy mën a taxawoo liggéeykat bi ca la ñuy it mën a taxawoo njëriñu entreprise bi Mamadou Fall Amadou Ba. yenn ci liggéeykat yi ñu ngi dund stress ak ragal ñu dàq leen ci entreprise yu ñu nekk ci jamono jii yenn ci entreprise yooyu di dàqee la ñu yëkkati nee nañu moo di crise économique loolee nag secrétaire général bu CNTS authentique jàpp ni du yoon. muy ordonnance bu mu njëkk signé ci 2020 bi muy ci avril bi passé 2020 mu ne ci biir ordonnance bi. période bii nga xam ne dañu nekk ci crise bi muy Covid bi bu ci benn chef d'entreprise licencié ndax dina leen appuyer génne na 1000 milliards ñu séddale ko def am loo xam ne dund bi la am loo xam ne dañ ko jox entreprise yi te am na chef d'entreprise yoo xam ne am nañ ca mais teewul dañoo dàq. mel ni luy dëggal waxu Baxaw Jong liggéeykat yi nekk ci ab société bu ne fii ci Sénégal. di nettali li leen dal. metti nañu trop ci kanam yàlla
donc mooy licenciement bi ñu licencié ñoom ñu ne licenciement économique la mais c'est pas licenciement économique licenciement abusif la. liggéeykat yooyu chef de famille lañu dañu yor seeni jabar yor seeni doom gis nga fii ñu toll ci ouverture des classes bi dama ni kenn ñu ci bare kenn amul loo inscrire sa doom ma jox la benn exemple ci ñu dàq boo duggee ci secteur hôtellerie Mbour moom travailleur desatu. Baxaw Jong sàkk ci nguur gi mu dakkal yenn yi nga xam te ni yenn patron entreprise yi ñu ngi koy amal te jubul dara. lu tax ñuy dàq état gëmmu di seetaan day mel ne kon état complice la. yooyu la agissement rek kon seen conséquence dafa metti lool ci dundinu askan wi. am na ñoo xam ne ñu dàq ñu dem ci gaal gi bon bari na mat na 5 personnes donc ñooñu sax kenn xamul actuellement est-ce que ñoo ngi dund wala dunduñ. am na ñoo xam ne dañuy liggéey ñu xëy dàq leen toroxal leen te ñu am njaboot ñu ni ñoom itam dañuy wuti deewi ci géej gi te kooku kenn du ko wax. lépp fanweeri junni ak juróom ci élèves fii ci Sénégal amuñu këyitu juddu lim boobee nag waa Amnesty International laaj yu fare Sénégal bañ ko déggee dañu caa yéemu nee nañu lu jiin njaaga ñaaree njàkk mu di waajur yi nga xamante ne ji ba fi mu nekk nii seenum xel demul ci na gone boo ko déclaré lu moom këyitu juddu yàqal nga ko lu bari ci ëllëgëm waaye état bi toog di leen ci seetaan tax it bëgg nañu ci état bi mu décentraliser lii di état civil yi ba gone fu mu nekk war faa mën a ami këyit ndax ci la dund doomu aadama di tàmbalee Ibrahima Diame Fally Gueye. limu ndongo daara yi amul kayitu juddu wane ne ba tey problème mu pièce d'état civil jafe-jafe la ci biir Sénégal Amnesty International section Sénégal mi def xayma bi jàpp ne loolu le war nañ ci taxaw andi ci saafara ni mu gën a gaawee moo tax kon mu dajale ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngatu ci wàllu woowule ñu weccante xalaat andi ci solution. te statistiques yi mu wane na Sénégal ëpp 35000 xale ñi ngi nekk ci école yi te amuñu kayitu juddu loolu aussi nekk beneen jafe-jafe boo xam ne jotoon na kon ñun en tant que organisation boo xam ne dañoo jóg pour xeex àq ak yelleefu doomu aadama particulièrement xeex li nga xam ne mooy droit xale yi te y a une coïncidence heureuse tey la ñuy célébrer le 31e anniversaire donc de la convention internationale sur les droits de l'enfant donc mun nañoo wax ne te convention boobu dafa prévoir lépp loo xam ne day protéger xale lépp loo xam ne day aar xale ñu daal di koy état yi daal di koy mettre en œuvre. ci gis-gisu kuréel gi li nag situation bi ni mel responsabilité bi diggante waajuru gone yi la ak kii di nguur gi. sensibilisation yi yemul tout simplement tëju ak acteurs yi mais sensibilisation bi aussi dem na ba di organiser ay forum radiophonique dem na aussi bay organiser des caravanes de sensibilisation di organiser des émissions pour toucher ñi nga xam ne aussi ay parents lañ amaa sax seen doom yi nekkuñ ci école yi mais ñu war a xam ne aussi même xale bu duggul école dafa war a am këyit parce que xale bu amul këyit rek daanaka dundam ci àdduna dina bëri ay jafe-jafe dina bëri gàllankoor parce que nekkul école bi rek mais même bu waree faju état dafa soxla xam kii faju ndax xale la wala du xale. beneen problème bi nga xamante ni waa Amnesty International gis nañ ko ci moo di ne gox yu bëri ci biir réew mi pour nga gis état civil faw nga daw ba sonn moo tax muy soññu nguur gi mu defaat ci ay jéego bu ko defee ñu mën a décentraliser lii di centre d'état civil yi. ginnaaw suba ci altine ji yemook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre ci la ñuy ubbi traite gerte gi mu di campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi fàttali ne kilo gerte bi ren ji état bu Sénégal mi ngi ko jàpp ci juróom fukki dërëm moom la koy jëndee ci baykat bi waa Sonacos it ne jël nañu lépp lu di matuwaay moo xam ci wàllu technique wàllu koom ngir campagne boobee tege ci yoon li ñu war a mën a jënd ci baykat bi ci gerte rek ñu jënd ko njiital Sonacos di Modou Diagne Fada moo ko xamle ñu déglu ko ak Cheikh Diop Babacar Camara. ku yokk njëg gi téeméer bu nekk nga yokk ci plus de 20% yaakaar naa ne d'un seul coup loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo alors ren ñun waa Sonacos li ñu war ci campagne bi daaw ñu nga ca woon ren tamit ñu nga ca mooy wuti xaalis fii ñuy wax ak yéen lu mat 7 millions d'euros mu ngi suñuy compte yu nga xam ne lundi moom la ñuy tàmbale fay ñi nga xam ne jaay nañu seen gerte balaa weer wee dee weeru novembre bi bala ñu dugg ci décembre yeneen 20 millions d'euros dana dugg mu ñaar fukki millions d'euros ak juróom-ñaar. kaddu yi leeral yu bàyyeekoo ci Modou Diagne Fada directeur général bu Sonacos mu di kaddu yoo xam ne mi ngi ko yëkkati ginnaaw ndaje mi nga xamante ne ji partem bi di LDR Yeesal doon na ko amal mu di ndajem comité directeur. wutali diwaanu Matam ak it fanweer ak ñaareelu bataillon boo xamante ne ji sa ubbi nañu ko ci Ourossogui jëwriñ gi ñu dénk forces armées moo ko def lañ ci jublu bokk na ci daal gën a taxaw karange ga foofee waaye ci frontière bi Ali Bandel Niang
camp militaire bu Ourossogui ba woon am na coppite bu am solo tey jii moom mooy fanweeru ñaareelu bataillon décision bi nag njiitu réew mi di njiitalu armée moo ko jël mu dugal ko rek ci xeex gi ñuy xeex ñàkkum karange rawatina ci gox frontalière du mel ni diwaanu Matam ki lancement travaux yi nag ministre bi yore wàllu karange di maître Sidiki Kaba moo ko présidé ci teewaayu naataangoom bi di maître Malick Sall ministre de la justice doon itam doomu gox bi. transformation bi nga xam ne armée bi décidé na ko te mu am solo ci wàllu karange li nga xam ne moo doon 2e bataillon ci Saint-Louis loolu lañ transformé en 32e bataillon de Ourossogui te léegi lu toll 700 militaires ñoo war a nekk ci 32e bataillon effort bu rëy la lan la woone ne mooy di président de la République Macky Sall bëgg karange Ourossogui département de Matam ak yeneen département du Sénégal ñu mën a faire face ak défi yi nga xam ne xam nañ ko mooy terrorisme mooy crime transfrontalier yi ak yeneen traite de personnes humaines ak drogue. dama bëgg remercier le garde des Sceaux ministre de la justice ci teewam ndax brèche bi ñu def fii tey léegi loolu brèche bi mooy acte symbolique bi nga xam ne day montrer day wone ne aire de jeu bi ak camp bi nañ nekk benn bloc. gannaaw bi leen maire Ourossogui teeroo délégation ministérielle bi itam jaar nañ ci jébbal lu ëpp fukki junni masque ay jouet maillot itam ñu jagleel ko ASC dëkk bi gannaaw biñ ko jëlaatee mu nekkaat ministre ci biir gouvernement bi maître Malick Sall mbooloo bu takko moo ñëwoon kon ngir teeru ko ca l'aéroport bu Ourossogui ci teewaayu chef d'état-major général des armées liggéey bi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci ajuma ji fii la ki weer rek la war a durer laata juróom-ñaari téeméeri homme yi ñu xaar ci Ourossogui. Josette Marceline Lopez Ndiaye mooy njiital observatoire national des lieux de prévention de liberté mi ngi sàkku ci waa ministère de la santé ñu amali mission ci centre ba nga xam ne fa la ñu tëye ñi àndul ak seen xel mu di centre ba ca Djinkoor gis na ne daal anam ya ñu fay dundee ci seen wàllu wér-gu-yaram rawatina laaj na gën a taxaw laaj na gën a ñoŋal Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou. ci tukkib nemmeeku bi muy amal fii ci Tambacounda mu toll tey ji ci ñeenti fan ki nga xam ne moom la ñu dénk observatoire national lieu de privation de liberté muy Josette Marceline Lopez Ndiaye daal dina amal tënk ci tukkib nemmeeku bi mu amal fii gis nañ ni nag am na ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne amal nañ ko ngir nag ñu indi ay coppite ci doxalin bi nga xam ni seetlu nañ ko rawatina nag ci fi nga xam ni moom mooy centre bu Djinkoor bi ñu toxal indi ko ci quartier Liberté. daal foofu daal des na set tuuti des na set. et puis benn médecin rek moo fa nekk te malades yi dañu bare. daal lu ñuy ñaan daal na ministère de la santé def benn effort ñëw foofu dem seetlu foofu naka la fa nit ñi rek nekk. maltraitance daal parce que condition yi bu difficile rek dañuy wax ni maltraitance la mauvaise condition de vie égale maltraitance. yemul foofu nag bëgg na itam li nga xam ne moo aju ci Ndungu Sine maison d'arrêt correction prison bi nekk ci quartier Liberté bu Tambacounda. la MAC de Tambacounda. torture xaxatal ak métital vraiment ils se sont pas plaints waxuñu dara ñun nee nañu que loolu mënuñu vraiment nekkin bi foofu rafet na dañuy lekk bu baax dañ leen di toppatoo bu baax mais li problème bi daal mooy foofu daal dafa xat te dañuy yàkkamti génn fa. foofu itam ci poste gendarmerie on fait la même chose dañuy seet naka la ñuy toppatoo ñi ñu jàpp parce que foofu itam dafay am ay toroxal. loolu nag dina indi ay coppite seen nekkin gën a mën a ñoŋ ngir respecter lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama. waxtaanee tolluwaayu coronavirus bi ci réewum Sénégal ci 24 heures yi ñu génn wopp jeeg jéego yi nga xam ne def nañ ko lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri test ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne def nañu ko gis nañu ca fukki nit ak juróom-ñaar yu amee coronavirus ci lim boobee fukk yi ak benn ay cas contact lañu am nañu juróom-benni cas communautaire dégguñu cas importé bëccëgu tey gi dégguñu it nit koo xamante ne ji ñàkk na bakkanam ci mbas mi lu toll ci fukki doomi aadama ak ñett yu newoon ci loxoy docteur di faju ndax coronavirus gi wér nañu kon ba war a génn ci loxoy docteur yi. ci jamono jooje it am na leneen lu xew ci coronavirus ci waaye gi leen dafa laale ci wàllu tàggat yaram ndax tournoi UFOA bi ñu jagleel footballkat yi amagul ñaar fukki at ñu koy amal ca Kees
équipe bu Mali bi nga xamante ne ji tey jii ci ngoon la ñu war a football am na fukk ak ñeent ci ñoom ci délégation bi ñu ci amee coronavirus bi xibaar la bu ñu nangoo ci ki nga xamante ne ji moo jiite fédération malienne bu football 15 membres délégation boobee nga xamante ne ji kon dañoo amee coronavirus bi am na it ay footballkat yu ñu ci nemmeeku mu mel ne kon li ñuy ragal mooy réew Mali kon génn ci tournoi bi waaye lu mu ci mën di doon xibaar la bopp danañ ko toppal li ci fës daal mooy membre délégation beeg ci équipe bi am na ci fukki nit ak juróom yu amee coronavirus bi. xibaar boobee moo tëj ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média amoon mbégte àndoon ci ak yéen bu baax a baax gërëm it équipe bu rédaction bi togg xibaar yi ba mu ñoŋ xibaar yi dana dellu si waat ci télévision Futur Média 19h30 lay doon bu ci yàlla àndee mbokk yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm.